chaque bi may doxee chaque nihaay ji bii mooy li ma jotoon a xam dama koy dindi teg fële du ma nangoo interroger texte yi muy mbind mi mu naan ma waaw wala déet damay liir ba pare teg fële sotti sama xel ba dara dootu ci nekk may jëfandikoo mawduu bi nag di xalaat mawduu bi muy wàll wi may waxtaanee mooy def ci sama bopp dëgg gi may seet dong mu jeex jógut ngir weddi waaye dafa jóg ngir seet kon loolu mooy li sëriñ bi indi ci tomb boobu ca muy lu bees tàq loo xam ni borom xam-xam yi war nañ koo naq de war nañ koo critiquer dégg naa ko nag mu ni ñi koy critiquer itam moom dafa bind nañ bind ni moom ndax xam-xam man cee jariñ leneen lu bees li mu indi mooy alxidmatul ibada sëriñ bi ci boppam moo bokkoon ci aadaam li ñu daan tudde ay xawaalibul aada ci boppam ak jumtuwaayu aada yi léeg-léeg am na ci yoo xam ne daaw ko sànni daf koy jël sol ca mbootum diine ak tasawuf joxaat ko nit ñi ñu di ko jëfandikoo mu nekk diine sëriñ bi noonu la daan def ba far léppam nekk jaamu yàlla liman lahu kulliyati ibada hamdi wa man xaalafani abada la sëñ bi wax loolu mi ngi waxee ci wa kana haqqan alaynaa nasrul mu'minin sëñ bi waxaat génne falsafa bu bees mooy alxidmatul ibada ba xidma ci boppam xidma gi mooy ibada gi léegi jaamu yàlla gi mooy xidma bi mooy jaamu yàlla gi ci bayit bi bu la neexoon liman lahu kulliyati ibada nga dindi baatu ibada teg fa baatu xidma xëy na waaruut dañ ne la baat bi nii nanga waaye ci maanaa moom surtout maanaa irfaani suufi bi ñu waxee ni liman lahu kulliyati xidma comme alxidmatu yusawi al ibada al waxtu dafa jeex wala dama war a gaaw tuuti kon sëñ bi ñaar yooyu daf leen a taqale muy alxidma ak al ibada foofu lu ñu fi waroon a wax bari na waaye ginnaaw nee nañ gaaw kon ku taarif xidma mel na ni ibada ngay taarif ku taarif ibada itam mel na ni xidma ngay taarif loolu tax sëñ Moustapha ci taarifam dafa wax ni kullu xarakatin faida zaati qimatin maanawiya xasliyatu tabia tuadda fi lxitaabi al insani tijaha al kawni wal xayaat shukran lillah fi aryaxiyati al ubudati al xaqa loolu laa doon wax léegi nii du lépp neex a jëfandikoo lépp neex a dégg al aryaxiya mooy al irtiyaaxu lin nada wa nashat ila al maaruf al ubuda bii mu jëfandikoo fii mooy al darajatu al uzma lil ibada wa li fahmi hada taarif la budda lana min fakki rumuzihi al falsafiya ndax alxaraka mooy juddu sukun wa laha maanan maddi wa maanawi faila mooy gayru muftaala nekkul sutfa nekkul réaction waaye dafa jóg nekk action boo xam ni dafa jóg ngir soppi ngir tasir qaadira ala tasir misla sola waylun lil musallin allazina wa an salatihim saahun julli gi dafa ñëw ngir soppi bu dul soppi rek wala nga di ko def ni ko nit ñiy defee wala nga di ko def ngir toppandoo wala ñu forcé la ci dootul bokk ci lii ñuy wax nii kon dootul nekk xaraka faila zaatu qiimatin maanawiya la maddiya zaatu qiima dafa war a am qiima nag ku ne xam na mooy valeur nag mën naa am valeur matérielle wala valeur marchande xaalis yi xob yi ñu def suñu poos amul valeur matérielle aw këyit dong la wutul jëriñ dara doo ci lekk doo ci naan doo ci def dara waaye am na valeur marchande boo ko yóbbuwoon ca marché ba muy ni la njëriñ or bi nag mën naa am or bi moom am na valeur matérielle am na valeur marchande valeur kon mooy loo xam ni rek mooy liñ koy natte waaye fii nag zaatu xiimatin maanawiya xiima gi mën nañoo yóbbu sax ci mabaaxisul falsafa as-salaas ca tuddoon ko doon na am njëriñ waaye waxtu wi ndax sëñ Moustapha taarif na ci xidma benn bu ci nekk taxaw na ca taarif ci xidma mooy al épistémologia ak mooy mabxas bu njëkk bi beneen mabxas mooy mabxasul wujud muy al ontologia beneen mabxas mooy mabxasul xiyam ñetti mabaaxas yooyu ci xiyam yii moom mooy xiima bi jëfandikoo xiimatu shay mooy qadruhu wa hiya muraadifuhu muraadifu athaman wa qiimatu shay min annaaxiya addaatiya hiya sifatu allati yajcalu dalika shay matluban aw marhuban fihi inda gayri kon mbir mu mën a doon daal ci tënk rawatina xiima bu ñu ko waxee fii sëñ Moustapha waxee dafa war a nekk loo xam ni kenn du ko war a mën a wecc ko lu dul lu bokk ak moom maanaam xiima maanawiya lay doon bu ñu waxee
wa faalul xayra laallakum tuflixuun. fialul xayr lan la ko suñ borom di faye laallakum tuflixuun. al falaax est-ce que mënees na koo natt? kenn mënu koo mesurer, kenn mënu koo natt. loolu itam la falasifa yi di wax ci alqiima. kon dafay nekk ci taarifam bi zaatu qiimatin ni mu ko waxee maanawiya. waxaat ne qasdiyatu tabia, cosaanu jëf ji dafa war a nekk ak jublu, warul nekk surfa, warul nekk loo xam ni dafa ñëw ci yow spontanément rek wala da nga ciy roy nit. waxaat ne tu adda fi lxitaab al insani tijaha al kawni wal xayaat, day am ci dialogue bi am ci diggante nit ki ci boppam wala nit ñi ak cosmos bi ak kawni bi ak xayaat. loola ci la ñuy jëfe loo xam ni ci la ñuy xaare bu ëllëgee pay gi mu dugg ci wàllu xidma bi. fii aryaxiyati al ubudati al xaqa, boo koy def it da nga caa war a ànd ak teey bakkan, bànneex, xalaawu mel ni xalaawatul iman ba yonent bi doon wax, nekk ci biir géeju al ubudati al xaqa, muy martabatu al ibada, darajatu al ibada al aala. kon sëñ Moustapha lii la tënkee ni mooy xidma. maanaam daal dafa war a nekk ab xarak, jëf. dafa war a nekk loo xam ni itam faa'il lay doon, loo xam ni action lay doon, du nekk réaction. loo xam ni lu intentionnel lay doon, yaa koy defal sa bopp ca it moom nga cay jublu. ca it day nekk jëf joo xam ni la nga cay jublu du matériel rek wala lu ñu koy jëndee loo xam ni maddiya la. maanaam dama lay pentiral kër gi pour nga fay ma xaalis, su ma pentiree kër gi nga fay ma xaalis, loolu mënu ma ko tudde xidma. su fekkee dama pentir kër gi nag cay xaar ci yow nga ñaanal ma, loolee pentir bi ma ci pentir kër gi mën nañ koo tudde xidma. demal sëñ bi ci ay toolam wala ma dem xel koom liggéey fa loo xam ne bu ñu ma ko doon fay par journée dinaa am nangam, waaye dama ko liggéey ngir sëñ bi ñaanal ma pare ma ko taalal samay loxo. defoo ko gratuitement, am na looy xaar, waaye la nga cay xaar xaj na jaza maddi la, maanawi la, waaye nekkul maddi. kon xidma bi day dugg ci wàllu woowu ak yem ci indi yëpp nag. loolu yëpp da nga koy def nag ak bànneex baak, moo tax murid yi mel ni ñu mel xaj na. sëñ Moustapha taarif na xidma ci abaad yu bari, moom la wax ni al bu'd al ontologie, al bu'd al métaphysique, al idéologie, al xadari, ila axir ma hunalika min abaad. kama arafa al xidmata fi suratiha al ijraiya ma nasa alayhi cheikhu al xadimu alayhi akbar ridwanullahi al baqi al qadim aw tabaqahu aw rabba ala hudahu ahla tarbiyati. mooy musallas bële mu dessiné fële. loolu moom sur le plan opérationnel la fa wax ni loolu mooy xidma. mooy loo xam ni ma tabaqahu aw rabba ma nassa alayhi cheikhu alayhi akbar ridwanullahi baqi al qadim aw tabaqahu aw rabba alayhi ahla tarbiyati. ci biir gëstoom bi itam sëñ Moustapha indi na ci loo xam ne yàgg na koo théoriser, mooy li ñuy tuddee ilmul ijtimaa al irfani. loolu moom yàgg na ko wax, yàgg na ko bind, mbiram la, bokk na ci yi mu juddulu. mooy loo xam ni daf lay may def recherche. sëñ Moustapha léeg-léeg ci recherche yi muy def da nga naan ab archéologue la. daf ciy génneel mbir yoo xam ni dafa mel ni bu ma dee tarxis dama naan rek sëñ Moustapha dafa indi ñaari mujtama, mooy mujtama Masalikul Jinaan bu sëriñ bi ak mujtama Matlabul Fawzayni. mujtama Masalikul Jinaan ilmul ijtimaa al irfani la ko tudde. mooy loo xam ne bi sëñ bi daf ci doon tashxiis, daf ci doon diagnostiqué, daf doon def diagnostic gu jamono ji mu nekkoon. ba mu demee ba xam li ci nekk ci ay feebar, ay maladie spirituelle. xam nga boo defee diagnostic ba pare da ngaa bëgg a xam rek mbir mi fu mu toll, mooy xam yaram wi wala ki ngay faj wala yu mel noonu, wala bu dee société. soo paree li ñuy sàkku ci yow mooy nga def ay recommandation. lii kat laa gis, lii la ñu war a def ngir faj lii. sëñ bi recommandation yi mu def ngir ñu am madinatul insanil kaamil wala al madinatul fadila ya falasifa yi doon wax, ca li wutalee sëñ bi li mu proposé ci matlabul fawzayni muy mujtama matlabul fawzayni moo di ni dafay làmboo ñaari wàll yëpp, jaanib ruuxi maddi, maanaam dunyawi uxrawi la. nekkul mujtama boo xam ni àdduna doon ko tax a jóg, waaye day boole àdduna ak alaxira. loolu mooy mujtama matlabul fawzayni. kon dafay nekk naqiidu mujtama
Masalikul Jinaan nga xam ne sëñ bi daf doon def diagnostic wane ni jamono ji lii moo ci nekk ci biir recommandation yooyu nag sëñ bi def na ci ay recommandation stratégique ak recommandation opérationnelle maanaam opérationnelle ñun ñoo ko moom stratégique mooy bu sëñ bi ne dafa bëgg ci dëkkam bi xam-xam wala mu ñaan boromam mu def ko dëkku xam-xam loolu dafay stratégique waaye li ci opérationnel mooy ñun nan la ñuy def kon ba xam-xam boobu am sur le plan opérationnel mooy jóg defar ay école defar ay lycée samp ay université tabax daara yu mel nii comme ni ko sëñ Mamour Mbacké defee ngir loolee sëñ bi bëggoon mën a am loolu mooy opérationnellement recommandation yi sëñ bi defoon sur le plan stratégique ñun ñoo koy mottali loolu moo dugg ci mujtama Matlabul Fawzayni bi sëñ Moustapha Diop théorisé fii kon sëñ Maodo pare na ndax tënk naa li moo doon wax waaye sëñ Moustapha indi na ci téere bi itam ak tawhidul irfani bi nga xam ni mu ngi ko balaloo rek ci waxu sëñ bi wa baadu fa tawxidu lil qismayni munqasimun fa sara tawxidayni fa awalu takallumun wa thani taarufun laa tunkiran bayaani sëñ Moustapha wax ne bu njëkk bi mooy ilmul kalaam la ngeen xamoon falsafa la daanaka beneen bi ci des nag mooy daanaka ak xam akuk sóobu taaruf muy ni ma ko waxee léegi al tawxidul irfani tawxidul irfani nag indi na ci ab aadam bu njëkk bi mooy tawxidul uluhiya ñaareel mooy tawxidul rububiya ñetteel mooy tawxidul ubuda bi ci des mooy tawxidul ibada kon sëñ Maodo maa ngi jéglu bu baax. Qu'est-ce que Serigne Touba a apporté? Voici la question par laquelle je vais évoquer l'importance de cette journée, qui est celle du lancement du livre de Serigne Moustapha Diop Al-Koki, la grande référence sur la théorie du khidma, outils et axes idéologiques alternatifs. Ce qui nous réunit aujourd'hui est un livre et son auteur. On dit souvent que l'œuvre philosophique existe indépendamment de son auteur, mais le livre Al-Humdatu n'a pas pu prendre toute son originalité conceptuelle si nous ne l'avons pas senti rythmer le battement du cœur d'Al-Koki. Si on parle de Serigne Moustapha Diop Al-Koki, nous pensons d'abord au khidma, la doctrine mystique et philosophique de Cheikh Ahmadou Bamba avec tous ses concepts concordants. Serigne Moustapha Diop Al-Koki est un philosophe qui connaît parfaitement l'œuvre des maîtres aussi bien en islam soufi qu'en philosophie générale. Il s'est imprégné de l'œuvre d'Ibn Arabi aussi bien que celle de Nietzsche. C'est un fervent mouride qui possède à fond les traditions et les thèmes de sa théologie et philosophie. Sa personnalité conceptuelle cohère tous ces éléments que je viens de citer. Elle montre ses caractères originaux aussi bien dans son expérience spirituelle personnelle que dans ses théories philosophiques qui, en réalité, ne se séparent jamais et constituent sa pensée. Dans ce livre présent, Koki nous propose une lecture sérieuse de la pensée islamique africaine au XIVe et au XVe siècle de l'Égypte, avec des personnalités importantes influençant le mouvement culturel, intellectuel et spirituel à cette époque, et en particulier par Cheikh Ahmadou Bamba, le serviteur du prophète, qui est la synthèse des leaders libres, avec son mouvement de revivificateur et réformateur, le mouridisme, menant à la doctrine du khidma en tant qu'idéologie alternative qui est au cœur du livre et de son cadre de projet. Ce livre imprimé sur les presses d'Al-Ma'arif Al-Jadida au Maroc, volumineux de 382 pages, est composé de dédicaces, d'une préface, d'un avant-propos, d'une introduction, d'un post-propos sur le cadre du projet du livre et un aperçu systématique sur le sujet. 5 grands chapitres avec des sous-chapitres et 4 annexes. Dans l'introduction est mentionné « Qui veut changer le monde doit changer l'imaginaire des hommes ». Khidma est une doctrine et en même temps un projet du Cheikh vers la renaissance promis aux siens pour un avenir ici-bas et dans l'au-delà clair et miséricordieux. Ce khidma est une révolution dans la pensée pour la conscientisation de l'homme africain musulman, mais aussi un processus pour actualiser son imaginaire virtuel constructible. Khidma est le master key, l'intuition première par laquelle on peut entrer dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Dans le premier chapitre, Koki fait une approche historique des personnalités importantes
de Cheikh Makhtar Ndoumbé Diop de Koki, le premier noir Khoutbou Zaman dans l'histoire, à Cheikh Ahmadou Bamba, le serviteur du prophète et le fondateur du mouvement du mouridisme. Il fait la synthèse de ces personnalités importantes qui ont influencé le mouvement culturel du XIVe siècle au XVe siècle de l'Égypte. Dans le chapitre 2, on a un survol historique sur le mouridisme qui s'attarda sur la polémique sur la date de la naissance du mouridisme à Mbacké Kadior ou au Sarsara en Mauritanie, et sur le fondateur du mouridisme et les témoignages de ses contemporains. Dans le chapitre 3, le philosophe Diop parle de la théorie du khidma. Le concept khidma signifie pour l'école mouride toute action faite par l'homme destinée à sa symbiose dans le cosmos et qui a pour motivation de satisfaire son Seigneur, Rabbou. Et d'après Al-Koki, cette action est un dialogue entre l'homme en tant que vicaire de Dieu sur terre, Khadim, Dieu en tant que Seigneur Rabbou, et le monde, Kaunou. L'humanité ne domine pas la nature par pouvoir, mais par responsabilité. En fait, si nous avons bien compris la démarche de Koki, nous allons nous permettre de citer Bergson qui dit « Tous les vivants se tiennent et tous cèdent. L'animal prend son point d'appui sur la plante. L'homme chevauche sur l'animalité et l'humanité entière dans l'espace et le temps est une immense armée qui galope chacun à côté de nous, en avant et en arrière dans une charge entraînante capable de culbuter toutes les résistances. » Ce pouvoir de l'humain est une responsabilité qui a été possible parce qu'il y a un enchaînement de services rendus dans les différents degrés du cosmos. La doctrine du khidma de Cheikh Ahmadou Bamba met l'homme devant ses responsabilités en tant que khadim qui sert et non pas qui se serve uniquement de la nature. Une anecdote racontée par Koki sur Serigne Massamba Mbacké, frère et disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. Il avait envoyé quelqu'un lui tirer de l'eau à la mer. Après avoir rempli sa bouteille, Serigne Massamba insista pour que son émissaire retourne le reste de l'eau dans la mer où elle était venue. Voilà quelqu'un qui connaît bien sa mission de khadim. Khidma permet à l'homme de voir la terre comme une source de vie et non pas comme une ressource. La pensée de Cheikh Ahmadou Bamba est une pensée avant-gardiste contre le réchauffement climatique avant la Convention de Rio en 1992 et le protocole de Kyoto en 2005. On a une introduction à la théorie et un sous-chapitre qui porte sur le titre de la théorie du khidma et un autre sur comment appliquer ce khidma. Par exemple, le triangle Nasha, Tabakha et Rabba. Pour comprendre la pensée du khidma selon Al-Koki, il faut d'abord lire les écrits du Cheikh, mais aussi connaître sa vie et la vie et l'œuvre de ses disciples directs. Cependant, il se peut que certains actes du Cheikh ne traduisent pas ses écrits ou encore le Cheikh applique à sa propre personne certaines pratiques auxquelles ses disciples n'appliqueront pas en retour à leur propre personne par conformisme à l'enseignement du Cheikh ou à la limite ne pourront pas appliquer par défaut d'aptitude. Donc, les diaglés du Cheikh ne sont pas à considérer comme source de sa pensée. S'il y a une des trois, Nassa, Tabakha et Rabba, qui doit faire défaut, c'est bien Nassa, la vie du maître. Mais celle des disciples qui traduisent impérativement les écrits du maître, ensemble constituent la matière grise de la pensée du khidma. Dans le chapitre 4 sont mentionnés les profils appliqués et théoriques du khidma. Et enfin, au chapitre 5, nous allons constater qu'Al-Koki partage le mouridisme en deux écoles, l'une soufie et l'autre scientifique. Et par exemple, les personnages qui incarnent la première école sont, à la tête de file, Cheikh Mohamedou Moustapha Mbacké Al-Karim, et dans la liste Serigne Salim Mbacké, en passant par Mame Cheikh Ibrahima Fall, qu'il considère comme une iconoclaste qui a choisi la philosophie du Ndiakhas inclassable. Koki propose la question pourquoi Cheikh Ibrahima Fall a-t-il choisi la carré au détriment du triangle et du cercle? Quelle représentation imaginaire a la carré dans sa philosophie? Les personnages qui représentent l'école scientifique sont entre autres, d'après Koki, Serigne Mbacké Bousso et le professeur Cheikh Anta Diop. Serigne Mbacké Bousso, un soufi scientifique, et Cheikh Anta Diop, un scientifique soufi. L'un est parti de la mystique vers les sciences exactes et humaines, l'autre des sciences vers la mystique. Si nous avons bien compris la démarche d'Al-Koki, khidma est un concept qui révolutionne la pensée humaine. Et on peut dire aussi, s'il y avait de bons lecteurs du Cheikh, sa pensée allait traverser les continents. Donc il y a du travail à faire pour nous qui se réclamons ses disciples. Et cette journée est importante pour nous parce qu'il y a ce chef-d'œuvre, Al-Humdatou, que j'espère il sera, comme son nom l'indique, une grande référence sur ce sujet et sera traduit dans d'autres langues pour des lecteurs plus larges. Merci jërëjëf. Assalaamu aleykum. ñoo ngi ziyaar ñëpp
di ci jiital sëñ Mamor ak waa daara ji di al azhar jaamia bi ak maahidi duma guddal ci ndax dama baaxoowul man ay protocole li may njëkk a tàmbalee rek mooy sëñ Moustapha dama ko daa tooñ naan ko yow sa mbind ñaar rek koo xam muy man ak yow waaye commencé naa cee tiit bi sëñ Yaquba waxee wax li mu wax ndeysaan dama am benn professeur philosophie bu ñu daa wax ay Sam Abdou Fattah bi ma doon jàng philosophie ci centre français culture et de coopération bu Mounira dafa am ci philosophie en tout cas ñoom lu philosophie wala sax dirasatu nas lu ñu tuddee mawtul kaatib moom nag ba muy def critique bi dafa wax ne léeg-léeg dana indi musiba joxe ci benn exemple bu ndaw waa ji doon def exposé ci téereb jaambur ab xeltukat xam naa ko demee sëñ Moustapha la waa ji toog mu def exposé bi ba pare kii borom téere bi dana ko sant naa la ba nga waxee lu bokkut ak la ma wax léegi nag sëñ Moustapha loo déggee ci sama kii bi te du noonu rek jàppal ne day dugg ci boobu beneen bi tam nga jàpp yow ak ku demee ne sëñ Cheikhouna yéen paayi murid yi ndax léegi magi murid ngeen jàpp ne ñun tam sañ nañoo am beneen xalaat bu wutee ak seen bos alxidma yaakaar naa yàgg nañ cee waxtaan nga ñu ci yokk lu bare bare waaye bi ci njëkk mooy sant ku demee ne Baye Saliou Salaam waroon na fee nekk ndax liggéey na ci liggéey bu am solo 2018 génnee na ci téere waaw en tout cas du téere bi lépp jëmul ci xidma waaye mën nañu jàpp ne xidma mooy lubb bi te mu tuddee ko min ajli i'adati qiraatil muridiyya wax nañ ne Cheikh Abdoulaye Dieye def na lu mel noonu nga ñëw dolli ko ci waaye bii beneen jalon bu bees la yaakaar naa sañ yàqu moo ko tudd révolution la ci côté yu bëree bëri yaa ngi wax ne kuy naq di na bind ndax damaa bind waaye man danaa naq di du ma bindagul te xam naa keneen dana ko def xëy na du fi maag yow la ndax mën naa naq dama ne ndekk li mu wax lépp ay njuumte la soo wuññiwaatee fii samay awra dana metti ndax du ñàkk loolu la xam-xam di jariñ li manqué yoonu murit mooy dañoo bari ay musallamaat maanaam lu bare bari dañ koy jàpp noonu mu jàll ba ñu gëm ne nii la te mën naa am loolu bokku ci yoon ndax benn bàyyi diw moo ko fi wax moo am doole am bayre nangam wala yëngoom bari comme que nag am nga fitu xam naa kokki nga ko jële ndax njóobeen gi la maam Thierno dama ko jëgal ak Baye Mourtada am nga fitu lu ñu fi tegoon nga mën koo daj ji teg nga lu bees su neexee yàlla ñun tam suñ ko jàngee sañ nañ ñu mel noonu ñu dellu faat yi duñ fi waxoon musallamaat yi ñu continue ci noonu dama bëgg wax ne jamono la bu am solo maanaam indi nga loo xam ne tawra dina ko fi jur ci yu bare bare ndax dafa am iskaal yoo fi tudd bokk na ci yaakaar naa docteur suñu xaayim si la doon lañ ci wax barki dem mooy lan problème maanaam muridiya kañ la tàmbali ak yu mel noonu ak alxidma ak xadimiya avancé ci dat fii am qiraa bu mu def ci njàngum sëriñ bi itam lu am solo la kon yooyu moom li ma ci naqari mooy bari na ñoo xam ne danañ ko jënd ba noppi duñ ko liir ndax dañ koy barkeeloo bari na ñoo xam ne danañ ko liir ba pare te duñ ko xam maanaam sëñ Bachir li gën a yéeme téeréem bi li muy nuru lu yomb looloo ko dal te sa bos moo gën a jafe ndax problème mu ma fa xamalal sëñ Moussa am la ma gën a méttiwaat ci conceptualisation boobu muy conceptualiser léeg-léeg dañuy isqaat yoo xam ne dañu ko waroon a firil ba noppi ndax mën naa am moo ko njëkk a wax wala mu jële ko ci beneen contexte indi ko fi loolu bari na ci trop léegi nag ngir ma wax leen dëgg dama leen di bañ a wor liiruma ko lépp bu njëkk ma nag nadariyatul xidma liir naa ko ba jàpp naa ne dégg naa ko daanaka omda bi lépp ma nga foofu ci xidma ak sa taalis bi ñu ci def nii alaqa maanaam rapport dialectique bi am ci diggante al kawn ak xaadim te mu wute bi am ci diggante al rabb ak al kawn wala al rabb ak al xaadim mais li ci ëpp solo man en tout cas li ma ci gën a ñor te bëgg naa ñu di ko waxtaanee mooy li jëm ci al bu'd al idéologie rawatina lu jëm ci tarbiya xam nga lu ko waral da ngaa tudd noo ko tuddee laxasaayu waaw laxasaayu di benn ramification maanaam di benn sël wala caq nu tëddi car laa bëgg wax ci garabu xidma ndax
ci saw déggin man nag dana ma xaw a compliqué ci man ndax philosophie bëgg naa ko lool mais sama problème la su fekkee ne xidma da ngay dem am maanaam relecture da ngay jàngaataat diggante doomu aadama bi ak ruuxam loolu doon na baax ci ñun nga xamal ñu avant loolu ay muqaddimaat ci moom loolu amul problème mais su fekkee ne problème ruux la ñuy wax nga xam da ngay tajri doomu aadama ci xayfiyaat yu bëree bëri bàyyi ko digganteem directement ak suñu borom te li ko suñu borom digal mooy alxilaafa ak abaaul xilaafa su boobaa lu am solo nga xam ne am na ci yoo xam ne maanaam nañu wax ne aspect métaphysique bi génne ko fële waaye dëgg-dëgg lan mooy quintessence bi lan mooy jawhar bi mooy yàlla daf koo teg ci kaw suuf ngir xilaafatullahi fil ard xaadim bi loolu la incarné ak ku nekk la mu séq ak yow ci loola ba moo waral ñaar ñi mu wax muy taalibeb laxasaay bi ak taalibeb takkoo bi léegi na ñëw ci taalibeb laxasaay bi ñun ñëpp xam nañ ne foofu am na jafe-jafe bi mu am du leen lu may yaakaar naa tudd nga ko ci diggante sëñ Adama Gueye maam Cheikh Ibrahima Fall ci bi ñu ñëwee ci sëriñ bi Cheikh Rafal la mu wax sëñ Touba la ko sëñ Touba tontu ak sëñ Touba la mu wax sëñ Adama Gueye kon loolu mooy lan nañu redéfiniraat maanaam nañu jàngataat nañu xoolaataat lan mooy tarbiya bi ndax aw yoon la ci foofu lu tax ma di ko junju dama am jafe-jafe ak ñenn ñuy wax ne jàpp nañ maanaam problème mu tarbiya dañ koo jàpp ne mooy laxasaay wala mooy dem ci daara tarbiya ji loolu ku jàng fii mën naa def ci yow iskaliya bu rëy rëy ndax li ko waral nañ bàyyi xaysiyaat yi nañ xool algaayatul asma maanaam objectif final bu tarbiya mooy lan nit ki dangaa bëgg mu ràcc wala mu rëcc seytaane loolu moo indi woon taalibe ci sëriñ bi yow wax nga ko mu leer loolu moo naa ko léegi da ngay tajarul ci àdduna da ngay def te bul yaakaar dara ci man lu dul jëm yàlla ji mooy li ngay tàqale ci diggante jëf ak liggéey comme na nga ko daa misaale ci objet d'art bi li koy wuutale ak leneen sëñ Moussa day wax ne am na as toq si jar 300000 ni ñu ko joxe noonu exemple am na toq si jar 3000 francs te ñoo bokk lu leen wuutale mooy jubluwaay ba ke ba muy tàmbali toq yi objet d'art la ko def muy li ñuy seetaan di ko muy refléter culture aw nit ci ay jamono kii nag da cee bëgg a rukku ay loolu nga xam ne ñu sant si la ñoo ko soxla kon maa ngi jéggulu ñu sant jaxate su boobaa non li ma bëgg jub rek mooy maanaam ban qiraa la ñu am foofu ban qiraa lañ ci am su ma desuwaatee ci tarbiya bi laxasaayu bi kon dëgg-dëgg lan mooy jubluwaay bi mooy nit ki nga fexe ba mu rëcc seytaane yi ci des yëpp ay kii la xam nga mu dañ wax day tarbiyawu day wut yàlla day laxasaayu day not bakkanam bari na yu ci am tur yooyu yëpp musamma bi benn la lii tax ñu wuute benn jubluwaay bi la ñaareel mooy nañ leen doon gisee xam nga laxasaay moom dañ lay gis nga takk laxasaay gu rëy léegi nag loolu dafa am ci murid yi ñoo xam ne damay dégg wax naa ko sëñ Xaadim ñu naan la sëñ Tubaa nangami jiil rekk la tarbiya nangami jiil rek la tarbiya am fu ñu koy yemale loo xam ne sëñ bi dundaat na fi gën jaa gàtt fanweeri at loolu mooy ba ci ñun sunu bindkat yu mag yi ak sunu xeltukat yi am nañ foofu jafe-jafe loolu itam révolution la fii li tax muy révolution da ngay fekk mag mu wax nangam yow da nga wax ab safaan loolu benn la ci muy ci laxasaayi tarbiya beneen mooy ak xidma diggante xidma ak ibada yaakaar naa am na ku tudd ne al ibada hiya al xidma waaye dama yaakaar ne safaan bi la sëñ bi wax xidma mooy ibada te loolu mooy gën a yenu maanaam mooy sëñ Moustapha li mu def normalement xidma la su ci amoon xaalis xidma la su ci amul xaalis xidma la loolu itam beneen aspect la boo xam ne war nañu ko cee dugal sëñ Saliou Salaam dañu ci tudd lu waaye dafay tajrid ba falsafa mu ëpp ci gàttal am nañu iskaliyaat yu bëree bëri yoo fi tudd du ma desiwaat ci Bushra ndax man xam nga ci lii sama xalaat sëñ Gala Ndiaye danaa ko fi tudd bari na lu ma ko tudd wax naa ko ci pencum ko sëñ Chouaïb bu bëggoon naa bàyyi Moussa nekk fi mu jóob daara ma jaxate nee naa ko li ngeen yow ma jaxate ay sëtam ñoo ñàkk fu la ngeen bëgg koo moomal loo xamante ni kenn nangu koo moom ngir man am na gëstukat bu ko wax war nañoo xool fu mu ko teg kon moom dafa remettre en cause yu bare bari moom sëñ Moustapha su boobaa nag li ngay séentu itam dañu desuwaat ci yow
dañu dellusiwaat ci yow man mii danaa ci dellusiwaat ndax am na ci loo xam ne man ànduma ci bari na nag lu ma ànd moom du ma ko wax loolu mooy démarche bi sëñ Moustapha li baax bari na man du ma wax lu baax li bon laay wax ngir ñu critiquer waaye macha allah am na solo téere am na solo lool danaa ko jàng ni may jàngee lu may tërlu am na ci yoo xam ne am naa ci problème ci ma surtout ma fahim yi danañ ci xool ba xam wala ma laaj ko sëñ Maodo mi nga xam ne mooy sa taalib bi ma doon sa taalib bi waaye li ci am solo mooy am na lii téere bi am na bari nañu ko ñoo xam ne jënd nañ ko dañ koy barkeeloo loolu moom bari na ci yoonu murid am na ñoo xam ne prestige lañ koy def maanaam wane nag man mii intellectuel laa ndax téere bi sëñ Moussa nga fa ku fa ñëw mën naa am nga fa doo sax téere bi nekk ca gannaaw am na ñoo xam ne danañ ko lire te dégguñu ko mais li ci am solo rek mooy ñi ko dégg ko su néew labina la boo xam ne nañ ci tegaat leneen ndax normalement fii yoonu murid toll su fekkee ne li may mujje mooy àdduna si nu ngeen ne moom la ko Senghor di wax rendez-vous di xam lan ak recevoir mooy maw'idul axd wa taab wala ata wala donner et recevoir léegi loolu moo am yoonu murid lan la war a donner maanaam lan la war a joxe ci marché bi mondialisation loo xam ne dana mën a dëgëral identité mën naa am lii dana ci bokk bu sëñ Moustapha Diop bu sëñ Saliou Salam ci dana ci bokk ak bu ñeneen ak ñeneen am nga ci yow sa chef d'œuvre mooy lan mooy xidma am na ci ñoo xam ne ku demee sëñ Galaay Ndiaye salaam ak laa am fu mooy chef d'œuvre am Baye Salaam xidma su dee ku mën a man tarbiya la waaye ku nekk war nañ mën tabaafur ñu interroger waat histoire am na musallamaat yoo xam ne def nañ ko ci te ñun xam nañ ne loolu soo ko xoolaatee dana am jafe-jafe léegi ñun ñëpp ñu xoolandoo ko benn yoon te itam ni nga amee esprit de critique envers l'autre la bëgg wax daal nga am nag esprit d'ouverture mën a encaisser bàyyi ba nga encaisser bu baax ku baax asalaamaaleykum